Sénégal mu ngi lay nuyu. soxna Mati la Linguère maa ngi lay fay. alors Mamadou gis nañ ni depuis le 7 bi passé le 7 septembre ba tey jii da ngeen nekkoon mouvement d'humeur nekkoon grève jël benn jour muy jour le 7 boobu noonu ngeen ne doo leen da ngeen di tëj doo leen ubbi. dimanche daf bu weesoo da ngeen jël li desoon si jour yëpp ngeen ne dootoo leen fay taxe municipal tant que problème yi nga xam ne marché Thiaroye Gare yi ñu koy jànkuwanteel. amul saafara. ba tey boobaak léegi seen grève fu mu toll. jërëjëf Mati maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci liggéey bi ngay def te mooy fexe information bi jàll ci biir commerçant yi rawatina assise loolu nga wax dëgg la jamono yi la ci ginnaaw dañoo entamé woon benn grève dañuy grève parce que liñ soxla lépp ci caaro yi dañoo dem ba sentir ne nekkatuñ ci yenn loxo te marché caaro yi nekk marché bu mag ñu ne dañuy dem grève bu ñu fa jógee ñu def benn mot d'ordre bi mooy dootuñu fay juuti dootuñu fay benn luy nuroog patente ak impôt ci marché caaro yi lu dul suñu problème yi dafa réglé ba pare. alors boobaak léegi nag problème bi fan la toll ba tey jëlee ñu fi ngeen nekkoon jógoo leen ko mooy maanaam dootoo leen fay patente dootoo leen fay juuti bu problème bi réglé wu wala mujjee ngeen trouver benn terrain d'entente wala négociation yi yéen ak autorité yi ndax foo leen ci toll boobaak léegi ndax ñoom jëm nañ leen a contacter pour jéem a toog waxtaan ak yéen trouver consensus ba nga xamante ni lu jëm ci ñàkk a fay patente yooyu noonu dina ko jëm. waaw merci xam nga ay waxtaan am na ci ndax bi ñu defee le 7 suñu journée de grève boobu ba pare bañ ca jógee ñu ne dootuñu fay juuti ak leen lépp luy nuroog moom muy impôt patente ak yëpp le 7 la woon ba ñu demee ba mu am une semaine préfet woo nañu woo maire pour ñu bokk toog waxtaan mais jour boobu man ak Bakary Dabo mii ñoo àndoon ak président Mamadou Thiam le président des collectifs ak yeneen signataires yi ba ñu demee ba yegg toog xaar ba 17h maire ñëwut ñu doon jëm a négocier ndax dañuy xaar maiream déet man leen man moom damay ñibbi Bakary Dabo ne moom itam day ñibbi ñun waa assise ñu daal di jël suñuy bagage dem ña fa nekkoon daal di jël suñuy bagage dem biñ ñëwee toog ba barki démb nag préfet woote waat waaye woote bi mi ngi ko jaarale ci Mamadou Thiam président collectif bi Mamadou Thiam woo ñu ne préfet woote na ma ne comme préfet woote nañ dem toog waxtaan ba ñu demee ñu ngi dem ñoo ngi fa àgg 17h waxtaan baa ngi commencé 17h30 jeex 22h presque 30 waaw waxtaane nañ lu baree bari maire a nga fa woon toog waxtaan nañoo ak maire waxtaan nañoo ak préfet kenn ku ci ne la nga bëggoon wax nga ko. ba jot nañ faa sax tënk ay protocole yoo xam ne ci lañ war a jaar pour génn ci crise bi ñu nekk nii. suñu revendication yi nekkoon na fukki point ba ca jëkk mooy route 103 bii ñu defar ko ba ca topp mooy mu am ay passerelle beneen ba ca topp mooy ñu ut douche publique ci marché bële Ali Diallo beek bi ci centre commercial bi ba ca topp mooy parking pour oto yi jóge ci sous région bi di indi ay pataas ak yooyu mën a am fuñ taxaw parce que ci kaw tali bi la ñuy taxaw ba tey ba ca toppaat mooy ñi statuer marché bi nga xamante ne mooy centre commercial bi parce que ba fii may wax ak yow maire mënu caa def dindi ville mënu caa def dindi parce que dafa nekk ci diggante transition ban la nekkee mooy bañ ko tabaxee ba pare ci la ñu def loolu ñuy wax acte 3 ak décentraliser commune d'arrondissement yi diggante boobu nag nekk ci seen biir leeragul loolu nag commerçant yi ñu ngi ciy subir lu méttee métti. acte 3 bi yàgg na de loolu noonu depuis élection locale 2014 bi presque si année boobu noonu. dëgg la acte 3 bi mu amee boobu ba pare période boobu ci la ñu doon sumba defar marché bi après ñu ko defar ci ay vers 2005 2006 bi loolu pare bi acte 3 bi jàllee ba pare marché bi nekk ci diggante ñaari commune ville ak commune d'arrondissement mu am benn dossier juridique bu nekk seen diggante boo xam ne problème la benn point la ci fukki point yi nga xamante ne ni moom lañ doon soulever ba ca topp mooy tali bi
bi nga xam ne moo génnee ci camp bi dugg ci marché bi nekk tali bu mag loolu ci revendication yi la woon mais dossier bi ñu déposé woon fukki revendication moo ci nekkoon. bi nga xamante ne dem nañ toog waxtaan préfet génn na point yi ñu discuter ci juróom-ñetti points yëpp préfet jël na engagement moom maire ne dinañ ko def ba mu des ñaari points yi mooy route 103 bi ne ñu compétence su maire àggu ci ak li nga xamante ne mooy passerelle yi waaye foofu tam am na lu ñu ko fa fàttali wax nañ ko ne ko compétence su maire la du compétence su maire ñun loolu xamuñu ko ñun ay opérateur économie lañ nekk ci marché bi di fi liggéey di joxe xaalis ba pare dëkk Caaroy bu tali bi yàqoo lu mat fukki at ak juróom bis bu ne ñuy fay suñuy droit te mënuñoo jëfandikoo tali bi boobu xawma Ageroute ko war a defar xawma APIX ko war a defar waaye boobu moom dafa nekk revendication boo xam ne mënuñ ci dellu ginnaaw bi ñu waxee loolu nag ci la préfet ne loolu moom moo koy jël en charge président collectif baa ngi taxaw di Mamadou Thiam ñu ne ñoom ñaar ñoo koy jël en charge ak passerelle yi léegi juróom-ñett yi nga xam ne dañ ne maire moo ci war a liggéey maire ne dina ci jël liggéey waaye balaa ñoo sori foofu man damaa jël kàddu keroog ma ne maire problème yi nga xamante ne juróom-ñetti points yi nga jël engagement ne di nga ko defar dañoo bëgg nga wax ñu ci yan délai nga koy defar préfet daal ne dans les meilleurs délais comme préfet kilifa la nag te mooy état foofu nee na dans les meilleurs délais ñoo ngi xaar meilleurs délais. mais meilleur délai mën na nekk à court terme mais mën nañ ko natt ci ay weer mën nañ ko natt ci ay at. ci biir loolu nag moo tax bi ñuy négocier ñi ne ko danañu waxtaan ak yow ba juboo ba nga teg dara suñu loxo ñu doog a teg dara ci seen loxo ba fii may waxee yow fayeguñ juuti kenn fayegul juuti waaye signataires yi ba ñu fay jógee ci conclusion ba mooy ñoo ngi dem waxtaan ci suñu biir suñu waxtaanee ba juboo lu ñu d'accord ak mbooloo mi danañ leen ko indil ba ñu ñëwee waxtaan nañoo ak mbooloo mi Bakary Dabo mi ngay gis nii dem na ci biir nit ñi waxtaan na ak ñoom woote na réunion dem na centre commercial ba ñoom ñëpp commerçant yi d'accord nañ ne mën nañoo fay juuti fileek weer préfet ak maire continuer ci seeni travaux fii ak weer su weer wi jeexee te amuñu avancé dañuy taxawaat loolu moo tax levé nañ mot d'ordre bi Bakary Dabo moo signé ci turu assise ci ñi levé mot d'ordre bi. kon maanaam daal suñ la comprendre bu baax instant yi nii mu ñàkk a fay taxe municipale yi consort levé ngeen ko mais délai bi ngeen may mairie bi mooy 1 mois pour 8 points yi nga xam ne seen 8 revendications yi moom mu indi ci ay saafara. yemuñu foofu rek parce que dañ ne 8 points yi dana ci indi ay revendications waaye levé nañu mot d'ordre bi parce que tam xam nga xeex boo koy def ak di négocier da ngay objectif te da ngay yenu maanaatu ci mënoo ni damay xeexi du ma nangu dara il faut nga am loo nangu léeg-léeg damay xeex fa yu ma juuti metti na ci mairie bi lool waaye moo ko teg boppam metti na ci ñoom préfet lool waaye moo ko teg boppam waxuma la juuti dinaa la wax li muy am juuti par jour waaye dinaa la wax leneen lu bokkul ak juuti gis nga pataas yi jóge ci sous-région bi di ñëw fii 35 tonnes yi le premier ba le 18 suñu benn membre bind na ko calculer ko keroog bi ñu toogee ci kanamu maire ak préfet mu wax leen ko dañoo tiit le premier ba le 18 saako pataas bu ne 30 francs lay fay bu accès fii ci biir pàkk bi am na 2 millions 60 mille. pomme de patate kese pataas kese am na 2 millions 60 mille ci 18 jours waxuma la conteneur yi waxuma la soble yi waxuma la yeneen yi parce que lee boo gisee waa ji def calcul bi loolu mooy liggéeyam te comme mi ngi ci biir mouvement bi mu defal maire calcul boobu ba mu ko waxee maire keroog ci préfecture maire dafa tiit ba Bakary di ko tooñ naan ko da ngay nelaw da ngaa war di teel a yeewu pour xam li xew loolu mooy revenu ci oto yii ñëw ñu leen di daggal bu dee juuti bi xam nga mënuñ ne exactement lii la marché biy fay waaye bis bu yàlla sàkk ci juuti marché Thiaroye yi dana génne lu mu bon 2 millions 500 mille wala 2 millions 400 xam nga lu ñu firndeel loolu keroog ba ñu demee di waxtaan ak préfet maire dafa ne sonn nañ trop amatuñ sax loolu ñuy wax secours loolu seen terme la ñoom ñoo ko xam
amatuñ secours parce que fayatu leen am na ay agents yu ne ci mairie bi aussi suñuy xarit lañu parce que ñoo bokk dëkk Thiaroye xamal nañ ñu ne am nañu problème sonn nañu parce que amatuñ dara waxaale nañu foofu tam ne préfet mu nañu ñetti commune rek ñoo mën a fayal seen bopp ci Sénégal ñetti commune Thiaroye ci la bokk yeneen ñaari nag waxu ko waaye ñun xam nañ ko nee na ñetti commune ñoo mën a fayal seen bopp Sénégal waaw commune bu mel ne Thiaroye nag nga xamante ne yàlla dafa def lépp marché la léegi Thiaroye fa mu commencé ba fa mu yem lépp marché la maire bi war a am bët bu mu ko xoolee war koo yore yorin bu rafet fexe ba nit ñi fiy dugg di jariñu fexe centre commercial bi gën a élargir ma wax la benn secret gis nga centre commercial ba léegi ngay gis biñ koy defar xam nga luñ ci jublu woon dañ koy defar tuxal fi marché bi léegi nag dafa yokkuwaat ci marché bi ñi ngi tabaxaat beneen fii ci biir camp bi neñ dañ fay tuxal marché bi dafay yokkaat marché bi xam nga foofu bi nga xam ne waxtaan nañu ak préfet ak maire man ma insister ci ñetti point parce que dama ko ne ñun waa assise yow maire da nga manque de compétence wala manque communication wala ñàkk a xam lu xew moo la indi ci situation bi pourquoi parce que dama ko ne bi nga xam ne Thiaroye taw na ba tooy xëpp tali bi kenn mënu ko jëfandikoo kenn mënul jéggi raay bi ñëw ñun assise ñu ngi doon waxtaan ci suñu biir ci canal yi chaque jour may dénoncer chaque jour may wax ba le président en personne ànd ak bureau national ñu ñëw Thiaroye seet si ñu yaakaar naa ci nga àndoon ñu dem ba ca camp ba fa problème bi nekk ñu taxaw fa wax ko bi ñu ko waxee ba pare ñoom ñu ne ma cas bi dafa sérieux cas bi dafa critique léegi ni ñuy def mooy dañuy bind lettre jox ko maire suñ ko joxee maire bu ñu tontoo ñu xool ñun nu ñu indee suñu doole yéen itam ngeen dugg xool nu ngeen def ñu def partenariat ñu defar tali bi ñun engagement boobu lañ jëloon mais malheureusement mais lettre boobu ñoo ngi ko bind déposé ko le 2 août maire tontu wu ci ndekete ñun tam bi ñuy topp di sonn bind lettre ak di wut ay solution pour passerelle am ak route 103 bi mais yeneen force vive yi newoon ci dëkk bi aussi ñoom tam ñu ngi doon def seen i pexe biñ demee ba ci biir ñoom ñëpp ñu dajaloo collectif bi nga xam ne moo yor impacté du terre yi ci laa bokk ak délégué général yi nekk fële ci pàkk ba ak ndox ma fa nekk ñoom ñëpp ñu def pétition ne dañuy grève loolu moo indi woon grève bi léegi nag pour ma ñëwaat ci sa question bi nga wax léegi yan garantie la ñu maire jox préfet joxuñu garantie waaye ñun am nañ ay garantie xam nga garantie yi mooy lan 1 mois la ñuy dawal 1 mois boobu li ñu sas maire mooy ñetti points yi ñu mënul woon a bàyyi mooy ndox mi nekk ci pàkk bi il n'est pas question ñu koy bàyyi kooku maire bi def na ci ay effort ndax lu mat fukki fan bis bu ne fa lay xëy di ci liggéey ak ay gars yoo xam ne ay expert génie civil lañ ñu ngi ciy liggéey ba ndox ma dem na ndox ma dem gam dem nag du lam liggéey moo yóbbu ndox ma demam dafa jot mu dem comme fii d'ailleurs voilà léegi nag route 103 bi Mamadou Thiam ci boppam président collectif bi moo ne dina ñëw ànd ak ñun waa assise ak Bakary Dabo mi ak Cheikh Thiam Mbacké Thiam le président ñu ànd dem ci gouverneur lépp nag ci biir 1 mois yi lay doon duñ ko génn 1 mois yi xam nga luñ ci jublu bu sottiwul ci biir 1 mois yi ñu delluwaat fañ newoon ñu delluwaat ca grève ba parce que li gënoon a jafe mooy dajale Thiaroye ñu nekk benn te ñëpp nekk nañu benn léegi. effectivement si loolu laa doon jub si sax nii muy collectif bi nga xamante ni taxawal ngeen ko muy collectif des commerçants du marché Thiaroye Gare. gis nañ ni du ACIS rek moom moo ci bokk. am na yeneen association de commerçants yoo xamante ni ak délégué marché yi ñoom ñëpp mujjee nañoo booloo nangoo doon benn say. alors tey itam gis nañ ni genre yooyu sax bu daan am rek boo leen nekkee si mouvement di wër day dem ba si digg ba autorité bi day def le tout ba mën leen a xaajatle su ko defee ñii nangu ñee bañ su ko defee li ngeen doon def dootul am sens. lan moo indi bi ba dëgër laay bi ba tey booba tey collectif bi di xàcc dóoru. waaw li ko indi nag mën naan la assise la su ma ko waxee léeg-léeg gars yi dañ may xaw a ree mais assise ko indi parce que li tax man la assise ko indi mooy dañu nekk réunion fii ci biir marché bi ma ni leen façon accord bu ne signé nañ ko fii façon waxtaan bu ne def nañ ko fii ak autorité yi jàmmalante bu ne def nañ ko fi waaye fa ñuy mujje mooy dañuy dem ba war a jekku war a liggéey def dara am ñu rocceeku dem gisee ak maire mu am fu mu leen joxoñ wala mu am fu mu leen wan wala mu am lu mu leen jox ma ne leen loolu li fi ak assise ngi ci combat bi loolu du am
li tax du am mooy lépp lu ñuy signé huis clos du am wax naa ko préfet nee naa ko lépp lu ñuy def assise day toog fekke ko jël ci engagement su fekkente ne bokkuñ ci d'accord assise du leen fekk si ci combat boobu du ma ne nag du réussir waaye ñun xam nañ assise li muy pesé ci Thiaroye xam nañ aussi d'ailleurs li muy pesé ci Sénégal waaw. alors tey jii nii itam gis nañ ni fan yi passé motagul sax une semaine si ay ñett fan lay toll benn coalition bu mag bu ñuy wax coalition Jotna bi nga xam ne Ousmane Sonko moom moo ko jiite ñoom it def nañ délégation ñëwoon fii nii si biir marché bi. seet si leen ndax dañoo yëg seen grève beeg jafe-jafe yi nga xam ni yéen a ngi koy dund alors bi ñu ñëwee seet si leen lan lañ teg seen loxo ñoom. waaw jour boobu nga xamante ne nii mooy barki démb yaakaar naa ñu ne Sonko ngi ñëw Thiaroye man daf ma fekk ma nekk Thiès waaye suñu benn membre bu ñuy wax Ngañ Amar moo fa teewoon Sonko en personne ñëwul mais am na délégation bu jógee ci moom bu mu yebaloon. voilà kooku la ñu wax ne moom moo ñëw ba mu ñëwee waxtaan na gaay ca ngoon nga ba ma woowee Bakary am na lu ma ci Bakary wax bi ma woowee kële président Cheikh Thiam am na lu ma wax nee na ma waxtaan nañu ñëw na naqarlu comme ni ko ñëpp doon naqarlu mais ba tey foofu tam mati am na lu ma fa bëgg a leeral tuuti gis nga suñu marché yi ak suñu problème yi il faut ñi ci ut solution boo xamante ne nii day nekk solution pour ñun tam bañ a nekk solution pour politiciens yi parce que bi nga xamante ne xew-xew bi am na Thiaroye fees dell gis nañu fi ministre de l'intérieur Thiaroye taxu ko woon a jóg dafay jaar na fi en tant que ministre ñëw na waxtaan ñëw na xool wax nañu ak moom dem na mais suñu programme bi nga xam ne moom la ñu doxal léegi ci Thiaroye dafa nekkatul ci yenn loxo yu dul loxoy waa Thiaroye politiciens yi nag léeg-léeg def seen i marathon yooyu comme ni ma koy waxee rek bu dara xewee fenn ñu daw ñëw ñu ni dañuy massa aussi waxtaan wax seen soxla def ndax comme ginaar waxaale say soxla ñoo ko sañ bu leen neexee ndax dañuy def politique waaye marché Thiaroye ay problème am mooy 103 bi ak passerelle yi ak ndox mi ak enclavement bi ak parking loolu na ko politiciens yi dégg waaw. alors Mamadou Sarr Assise Sénégal mu ngi lay jaajëfal. merci Mati maa ngi leen di jaajëfal yéen itam di kontaan ci yéen lool di rafetlu liggéey bi waaw man maay secrétaire général Assise section Thiaroye Gare feggoo woon ak Bakary Daba le coordinateur. merci.